nuyu Yacine Pouy mi yor digital bi ñu ngi wax ci rajo bi 94.0 suñu fréquence RFM waaye ñu ngi ci suñu page Facebook RFM l'officiel jërë ngeen jëf ci déglu bi nga xam moom ngeen ñu déglu seen journal des faits divers xalaas ma ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak ki nga xam ne mooy l'homme passe partout Bane maa ngi lay ziar. maa ngi lay bëggee sama waa ji maa ngi lay ziar bu baax a baax di ziar passe partout di ziar Mouhamed Ndiaye di ko jaalewaat sunu papa jooju di Ibrahima Ndiaye maam ña xa laalo di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana démb yeggoon nañ fa jaal njaboot geeg yëpp fële ca Ngaabu macha allah di ko jaal groupe Futurs Médias ñëpp macha allah waaw l'homme passe partout. Aba maa ngi lay siyaare di siyaare Ndoye Bane di siyaare auditeur xalaas yëpp di fekk si Bane li mu wax di jaale suñu waa ji Ndiaye bu baax a baax a baax di ñaanal Pape Ibrahima Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana di nuyu mbokki auditeur xalaas yëpp mbokki kaaru fajar gi ñëpp ñu ngi leen di nuyu en tout cas Ndiaye ñu ngi koy jaalewaat encore une fois muy tiis boo xam ni bu métti la vraiment man nag ma yéex ko yëg lool waaye n'empêche que maa ngi koy jàll di bokk ak moom li nga xam ni mooy tiis bi nga xam ni moom la am Ndiaye moom ku ko xam-xam ni kenn yéenewu ko lii vraiment nitu jàmm nit ku baax ko am yar ami teggin vraiment yàlla na yàlla sara xam yàgg ci ay loxom yàlla yërëm sunu baay bi te xaare ko ci àjjana yi nga xam ne moo gën a kawe ñu ngi koy jaale toute la famille di ko jaale groupe Futurs Médias comme ni ko Bane waxee rek mais Bane fi ñu toll ni réew mi yëngu na yëngu woo xam ni man dama xamul ci ban laa ci tàmbale ndax réew mi yëngu na juróomi yoon ma tànn ci rek ñaar wala ci ñett yi nga xam ne moo yëngu réew mi ci week-end bi nga xam moom la ñu génn Ndiaye am na lu xew Bane am na lu xew Tivaouane lu fort loo xam ni dama koy gis ci site internet yi mais man comme bu ma gisee ci site internet damay arrière nee na Bane wax waaw Bane waxul na arrière ne parce que week-end bi day gudd ci yow parce que Bane ak yitteem waaw Bane ak na muy jëlee ay moyens di ko ci def Bane am na mu amee temps di ci dem donc waaw donc loolu man Bane rek moo ma ci doy loolu Tivaouane la xew ak la xew ci diggante waa ji ak taximan bi fële ca Pikine fee ca Pikine waaw génn sole génnaat na ay coow amaat na xam nga yow mais man loolu daal nu mu ci liir waaw ñu ne liir ay waxi liir dafa nekk dans dañ ko tiir nekk dans le coma liir ma yéem non Aba dama ko liir de sama journal la ngi nii toog ci benn site laa ko gis sama réseaux sociaux dafa nekk dans le coma ñu leen taximan bi dañ ko tiir ba mu ngi dans le coma fële ca Pikine waaw non dañuy wax rek loolu ku ko bindoo lu am fooy tàmbalee bu la ci neex rek ci Pikine waaw Pikine samedi defe naa ni taximan bi ak benn waay boo xam ne commerçant la dañoo daje ci tali bi comme suñu mbokk taximan ni ñuy def rek suñu la arrêté rek nga taxaw bloqué circulation bi xam nga souvent nit gars yi dañuy mer ci tali bi di kaas ci la commerçant bi wàcc di wax ak moom taximan bi wàcc ñuy coowoo ñoom ñaar bi ñuy coowoo nag waa ji wàcc di jóge ca coow la dugg ci otom génne pistolet bi mu génne li may wax nag de source très sûre du ay wax yu may fort ci mbedd meek ay rumeur ak i site internet ak i Facebook li naan mbotta ko xam may nuur moom may nuur ba wax voilà xibaar yu wér laa leen di jox waa ji génne pistolet bi tiire ci kaw pistolet bi 10 balles ci war a nekk bi enquêteurs yi xoolee pistolet bi fekk nañ ci 9 balles ce qui veut dire que benn la tiire bi mu tiiree ci kaw ñoom ñaar ñëw doon xëccoo nag di xeex mu naj bopp taximan bi ci oto bi ci taxi bi ci la veeru taxi bi toj maanaam dañ doon xeex di jàppante mais du li ñu wax naan dafa tiire taximan bi dafa nekk ci biir taxi bi mu tiire ko bopp ba toj ma nga hôpital mi ngi dans le coma loolu lépp amul taximan bi am na certificat médical 8 jours waa ji it am na certificat médical 7 jours mais waa ji dañ ko arrêté téye ko liñ koy toppee mooy cause blessure volontaire lañ koy toppee armam boobu mu yoroon arme bi dafa am ay këyit waa ji armam bi dafa am ay këyit waa normalement tey jii war nañoo defeere waa ji te ñuy defeere waa ji tamit taximan bi tamit day wuy ji taximan bi génn na hôpital dañ koy woo muy ñëw dig ñu ko entendre ko muy delluwaat su amee waxee ni dara damay metti ñu yóbbu hôpital seet ko médecins yi nee nañ filmé ni ça va très bien taximan boobee mais Bane est-ce que waa ji fi nga xam ne foofu la génne pistolet bi ndax pistolet bi war naa génn publiquement ak yooyu yëpp est-ce que yooyu yëpp pistolet moom soo ko yoree pistolet moom soo ko yoree am ay këyit si tu te sens que tu es en danger mën nga koo génne def sommation li waa ji def noonu mooy sommation ci biir nit ñi dafa tiire ci kaw
mais ban dafa am ay pistolet yoo xam ni sa biir oto la war a yem warul génn ci oto bi am na yoo xam ni warul génn sa kër am na yoo xam ni waaw xam naa ne loolu man ni mu demee ça dépend ci waaw enquêteurs yi ñooy xool man ni mu demee rek noonu laay expliquer ak fi enquête bi toll ak ñoom seen normalement tey jii procureur war nañoo dem ci procureur taximan yi nag xam nga dañoo solidaire dañuy jàppalante seen biir syndicat yi daw nañu ñëw taxaw fa parce que wax nañ dëgg nag taximan les vrais taximan nag moo tax may wax dañ leen di agresser tout le temps effectivement lu nekk lañ leen di def ba rey nañ ci bërki dem kenn bu temps yee passé kenn wa kooku ñu tëj ko 15 ans nga rey nit réquisition criminelle rey nit ba pare ñu tëj la 15 ans loolu bon justice moo xam léegi nag taximan yi dañoo ñaawlu loolu li tax ñu tëj waa ji 15 ans lee am bërk am ci suba wala ci ginnaaw suba ga moo tax taximan yi jugandoo nag di xeex te wax nañ dëgg nag voilà néew ma bee ne coowalee taximan bee moo tooñ wala kii moo tooñ mais ni leen di agressé dafa ëpp et puis ñoom dañ leen a rax taximan ni dañ leen a rax ay ni ñu leen di agressé tamit ñoom ci seen biir am na ñoo xam ne xaw ma ci seen biir lañ xaw ma dañ leen di waxee seen tour waaye am na ñoo xam ne tamit dañuy agressé ñoom it waaw am na ci ñoom nee naa la dañ leen a rax un vrai taximan soo yéegee da lay toppatoo da lay respecté da lay jox cër dafay dawal normal ci tali bi maanaam mais taximan yi dajaloo nañu ay guddi googu ni muy guddi taximan yëpp a dajaloo déglu li ñu wax taximan bi dafay daan dooleem te ñun ay néew ju doole lañ ku ñu bàyyi te li ñuy liggéey wax dëgg sàlla nga war ñoo bàyyi ak sunu li ñuy takkalee kas néew waaye nag bu fekkee ne ku ñu amal problème rek nga génne pistolet loolu nag wax dëgg sàlla bu fekkee ne ci réew moo xamante ne bi dañ ne réewu droit la wala réewu yoon la ñu ngi ci commencé di am ay jafe-jafe te taximan amul droit yëpp benn arme ci otoom te chaque jour ñu ngi dund ay jafe-jafe ñu ngi agressé ñu ngi niiwal doole te ñun amuñu fenn fu ñu ko jooyee loolu tax tey jii ñu ñëw taxaw ci police Pikine fii nii pour nag lii nga xamante ne bii nag def nañ ko bëgguñu daal état teggi ci loxoom bëgg nañ ko topp jusqu'à bout di yóbbu këram nga génne pistolet dóor ko mu gaañu tey ji tëdd hôpital yow nga dem nekk ci loola neex xam nga loolu moom jëkkul jaadu ne leen xamal na ne daal ñun taximan yi sonn nañ guddi sonn nañ bëccëg ñu ngi ñuy agressé lu ne daal ñu ngi ñu koy teg ci kaw tali bi te teewul ñu ngi koy muñ te taximan yi presque jafe-jafe yi ñu am suñu biir donc dafa doy sëkk naaw wala motu ko sax même pas une semaine am na ci ku ñuy wax Ousseynou Diop mu rayoon Ibrahima Samba ak taximan comme lu demee woon nii bon gis ngeen ne kooku dañ ne 15 ans lañ ko tëj ñun ñu jàpp ne 15 ans yooyu dafa tuuti di xool ndax dinañ def appel wala déet lii xewaat kon day mel ni taximan yi dafa am benn cible boo xam ne bandi salte yi ñoom lañ ko jëmale léegi nag taximan yi ay responsable lañu ñuy liggéey lañu di jot seen njaboot xam nga ne ku yor pistolet di ko génnee di ko jàkkaarloo nit koo xam ne dafa xëyoon di daan dooleem waral ñibbi këram ñuy wax ngay fab pistolet di ko dóor ci boppam kooku bañ te rey nit liñ jote mooy loolu ñu la wax rek loolu lañ jote man liñ ma wax li ma taximan bi wax la ca des police su Pikine ñi ngi ci enquête bi ñoom ñooy dem au fond sur le plan juridique ana waa ji plan d'action waaw waa ji moom pour le moment mi ngi garde à vue otoom bi mu yoroon tamit mi ngi woon ci biir commissariat bi mais bi ma jógee hôpital gis naa ne oto bi génne nañ ko ci biti léegi nag nee naa taximan yi oto boobu bu mu déplacé d'ailleurs gars yi ngi may annoncé léegi ne ma oto bi malgré que dañu dajji numéro plaque bi mais ci visite technique bi ci pare-brise su 4x4 bi waa ji yoroon pistolet bi mi ngi nekk DK 7702 AS visite technique am mi ngi jeex 4e mois 2020 kon oto boobu xaj na ki ko yor daf ko yoroon di dajji numéro bi di def ay musiba yu mel nii parce que dëkk bi waratuñu toll foo xam ne da ngay yor dawal oto boo xam ne amul numéro oui léegi nag comme ni ñu leen ko waxee ñun duñu policier duñu gendarmerie duñu douane duñu SIS mais ay syndicalistes nous sommes de défendeurs l'intérêt professionnel matériel et moraux nos membres ci lu mel nii presque waa ji 15 ans lañ ko tëj ak alamaan ji te war nañ ko na tëj ngir gi dundam jafe-jafe yooyu nag ñun dañ cee sonn mi ngi noonu dëkk bi wóoratul de mi ngi noonu taximan yi wax nañ dëgg nag wax dëgg yàlla wax nañ dëgg nag tolérance bi ci tali bi war nañ koo gën a yokk te kenn ku nekk respecté sa morom ci tali bi te ñi yor pistolet tamit yi am autorisation bu ñu gaaw ci génne pistolet ñoom seen ndax Sénégal dëkk bi ñu nekk xamuñu ay gaaw génne pistolet ñoom seen xam nga taximan yi tamit ñuy jéem a xool taat ci seen gars yi tamit ñuy jéem a xool ñoom it ni ñuy respecté sooy dawal nga respecté ki sa kanam respecté ki sa ginnaaw même su fekkee client ngay wut su la client arrêté nga xool noo droité ba mu jekk yenn saa yi tamit par yenn saa yi c'est que nag gis nga ñun suñu réew nañu baalante et puis ñaan yàlla musal ñu ci ay affaire seetaan ak ay mais par yenn saa yi baan nga dawal sa oto ñu arrêté taximan brusquement mu taxaw sa kanam waaw yooyu nag mais nag am na yoo xam ne dafa attirer violence aussi
lu mu métti métti arme moom surtout pistolet. warul génn mais Moi, je pense parfois que nu wax ak yow gis non nga- pistolet moom gis nga Aba. ak lu xew warul génn mais mais li ma lay wax nii barki démb Ndiaye HLM ci parking bi noonu gis naa benn waay bu wàcc oto rek pistolet am ne ci yërëm nii mu génn di dox ni okkal même fekkee mën na sa takk der bu civilu la mais dafa am loo xamante ne dafay attirer violence. nit ki ngeen jotee rek nga génne pistolet même boo defee tir sommation sax saa yi boo moytuwul mooy loolu de kañ a rayoon fële ci station Shell noonu la demee woon waa ji pour ne njëkk tiré doo ko tiré ci bopp bi waaw. mais ban lan moo nañ xew moytu Tivaouane génne non nañu arme. moytu mi ngi noonu génne daal arme nag ku nekk nañ mooy Ñu génn calmé wu arme rek, mais tey tamit baalante. ma tamit taximaan yi wax dëgg yàlla ca ñama ko war a wax ñoom it nañu xool nañuy dawale ci tali bi te respecté ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñeneen ñiy daw ci tali bi seen syndicat bii soo waxee ñu ne damay fay xawma lan droit de stationnement xawma lan ak lan ak même soo ko dee fay respecté ki sa kanam respecté ki sa ginnaaw tali bi mën a kii seen syndicat bii waaw nañ fexe tamit assainir ñi leen rax waaw muy ñi nga xam ne dañuy sàcc alalu client yeeg waaw agresseurs yi ne ci taximaan bëri nañ ci waaw nañ fexe tam assainir loolu da ngay jël benn taxi siiru ko waaw dem di ci def naka sudul noonu ba gars yi jàpp la waaw fekk ki nga xam ne mooy titulaire ba dafa liggéey ba wàcc jox ko benn booyam booy ba di ci def naka sudul noonu xam nga yooyu mën na indi ay musiba yoo xam ni maara day taal yi mais daal mbir mi nga xam ne moom moo xewoon Pikine ci wàllum taximan beeg waa ji lii mooy xibaar yi ci wér te wóor soo moytul tey jii dinañ defeere waa ji te suñu defeere waa ji taximan bi dina demaale bu nekk dañ koy woo pour mu dem wuyu ji waaw procureur dina leen ñu woo entendre ko ak xol mais ban li xewoon Tivaouane waaw li xew Tivaouane nag xam naa ni sooy ñu ne waa ji daa xaru rey soxna si rey doom ji waaw ci li ñu wax ci li ñu wax ci li ñu wax waaw loolu la ñu wax ba information yi week-end bi yëpp moom lañ jot bon dégguñu si benn évolution xëy na inspecteur moom dina am lu mu ñu si ñëwal li xew ci week-end bi li ci wér te wóor daal te du dañ ci li ma ciy wax nii mooy fekk nañ ci biir néeg bi soxna soo xam ne dafa faatu ñu muur ko mu nekk ci biir moustiquaire bi mu nekk ci biir moustiquaire bi policiers yi ñoo dindi moustiquaire bi ñoo xool ko bi ñu yéegee ci kaw terrasse bi fekk nañ fa waajoo xam ne dafa takk buum ci bopp bi toog ci suuf mel ni ku doon xaru ba wadd ba pare ak doom ci doom joo xam ni su feret mi ngi doog a fer waaw ci 1 an et quelque ma 2 ans yi presque xam naa ne su matul li ci des bariwul mu uuf ko maanaam si kaw li soo xoolee nga naan waa ji dafa xaru reyaale doom ji ci kawam waa ji mi ngi wéeru doom ji nekk ci kawam ndaw si mi ngi ci suuf ci biir néeg bi tëdd ci kaw laal bi ñu muur ko li ci géeme nag attirer attention enquêteurs yi mooy bàyyi na fa benn lettre ba am na ñum ci gërëm mais am na ñum ci xarab loolu enquêteurs yi dinañ ko leeral lettre bi sax da nga koy man am na ñu naan wér naa wérul waaye lettre bi lettre bu wér la wulu wóor que ni lettre ba ma nga woon ca ko lalu ndaw sa mu bàyyi fa beneen booy li gën a attirer attention ne bi ñu xoolee ndaw si gi fekk ñu ci moom benn blessure te fekk nañ fa benn butéel boo xam ne daal njort nañ ni dañoo njort ni new ma poison la de mais daal njort nañ ni poison la ba tax na police scientifique jël nañ loolu nga xam ne moo di butéel ba def la ñu war a def lépp yóbbu ko xam naa ni fii ak ngoon dina am évolution enquête bi dina am évolution corps bi nga fële ca hôpital Abdou Aziz Maam Abdou Aziz Dabakh dafa am nag benn journaliste bu tudd Cheikh Kane ki faatu mi ngi tudd Cheikh Kane kenn ni moo rey ñee kin njort ni moo rey jabar ji ak doom ji ak bu rey boppam Cheikh Kane la tudd dafa am ku tudd Cheikh Kane koo xam ne journaliste la ca rajo Maam Abdou Aziz Dabakh ca Tivaouane journaliste la journaliste boobu moom lañ tuddee Cheikh Kane mii baayam la xam nga kon boog jege na bi ñu demee ba def sa recoupement ba pare dañoo woo Cheikh Kane moom ni ko nag sa turandoo moom moo def lii lu ko waral déglu ko mais démb daal jëli na soxnaam EDK ànd ak moom boo indi ko ci kër gi fob doom ji ñu ñëw ci kër gi quoi ku bëggoon jabaram la ku bëggoon doomam la aussi xëyee daal man dama xëy yeewu le matin rek après ñu woo ma ni ma daal am na problème foofu bi ma ñëwee ñu expliqué ma ni ma moom alors dafa rey jabar ji après yéeg ci kaw terrasse bi il s'est pendu avec sa fille Adama jigéen la quoi car elle n'a pas 2 ans. yow la ko papaam tudde waaw man papaam c'est mon grand vraiment sama grand frère la un homme intègre mu tudde ma ko. waaw papaam dafa décédé bu yàgg. waaw dafa des man dama ko féetewoo woon parce que mu tóoloo la. mais aussi sama xarit la woon. sama xarit la woon te xale bu yaru la woon. waaw kenn daawul leen ñëw ngi daawul am ay problème ñu leen koy kalaamee ak ñoom seen. waati waaw ñu ngi may dégg. Cheikh musul am problème. amul problème mu bopp it. soxnaam aussi nekk na une femme exemplaire boo xam ni
wax dëgg yàlla man de jige woon nañ ma ñoom ñaar ñëpp mais musuñu ma expliquer ni ñoom am nañu problème. waaw investigation yi ma jot a def gis nañ ni bi ñu ñëwee fekk nañ ndaw si ci biir néegam ci kaw lalam ak mustikeeram mu muuru. Cheikh it fekk nañ ko ca kaw terrasse ba mu pendre buum gi nekk ci baat bi doom gi nekk ci kawam. tamit bi ñu xoolee soxna si gisuñu benn gaañu ci moom gisuñu benn deret ci moom pour yow lan la ko reyee. bon loolu moo ma jaaxal parce que aussi la police scientifique ñëw nañu man daf ma jaaxal ba léegi nii Ndoye man sama bopp dafa ubbu parce que bon y a des zones d'ombre des zones d'ombre yoo xam ne man moo ko comprendre parce que xale bi xam naa ko te xam naa ni néegu la rey mbóot mais xam naa ne daal man tondoo daal yàlla moom daal ma nga fa mu tëdd yàlla moo xam mais yàlla éclaircir ce mystère. waaw Cheikh Kane ma fàttali ni yow yaay trondoo xale ku góor ki nga xam ni moom lañ njortu ni moo rey jabaram ak doomam ci sunu investigation yi ñu def toujours gis nañ ni bi mu defee loolu ba pare dafa faa bàyyi ab lettre bataaxal ba ab lettre bu mu fa bàyyi mën nañoo xam tuuti lan la bàyyi ci ab. lettre bi dégg naa ko nit ñi wax nañ ko mais man mënuma ci wax dara parce que le secret de l'enquête bàyyi na lettre la ñu wax. waaw mais man gisuma lettre. waaw man moom wóor na ma ni bàyyi na lettre. waaw non xam nga aussi man loolu mënuma ci wax dara. mais daal nañu bàyyi enquêteurs ñu def seen liggéey mais Ndoye daal affaire bi metti na waa Tivaouane. metti na ma man nii metti na famille bi. waa kër ga xanaa ñoom ñett rek a fa nekkoon papa yaay doom ñoom ñenn. waaw xam nga kër gi ñu ngi woon en face EDK noonu suñu kër la ñu dëkkoon. mais avec am na circonstances yu jaar ci diggante bi daal ba foofu la ñu mujjoon a nekk ñu ngi doon tabax nag seen kër. présentement ñu ngi woon foofu benn kër boo xam ni peut-être on peut dire que dañ leen ko abaloon en quelque sorte. mais foofu la affaire bi xewe la police scientifique de Dakar s'est déplacée ñu ñëw def seen constat seen affaire bi yooyu corps yi ñu ngi fële au niveau de la morgue de l'hôpital Mame Abdoulaye Aziz Dabakh. ñoom seen dëkkuñu woon ak seen yaay mu ngi dund. seen yaay mi ngi woon foofu seen yaay elle s'appelle Maimouna Anne. moom tam moo ko laajee nee na daal déggul dara. jigéen ki jabaru waa ji moom it faatu na moom am nay mbokk ay mbokkam ñun gisee affaire bi. benn ba la tudd son père nekkoon na fii ci centre de santé bu Tivaouane. yàlla def nag mu silmaxa après mu génn àddina. waaw donc yaayam mi ngi fi bon ñoom niñ ko gisee rek mooy que daal di sàkku vraiment la justice aussi def seen liggéey ñu xam lan moo qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que wax naa la y a des zones d'ombre. léegi nag xam naa il faut ñu xaar suba daal pour ñu jéem a xool nu mu demee. ok donc on attend vraiment l'avis des experts pour ñu xam daal au juste nu mu demee mais daal sama turandoo moom. waaw kooku du rey mbóot. waaw il avait 30 ans. ban lii xew moom daa xew ba pare. ñetti cadavre. laaj nga ki nga xam ni moo bokk ci seen famille. moom sax muy turandoom. mais ginnaaw bi mu waxee ba pare yow sa xel yow mi demoon enquête beeg. yow sa xel paas nag paas noo gisee affaire. ñu commencé ak paas. man de leen laa ci xam. daa am lees waxul. même bu enquête bi mën a génnee la lees waxul ga. la ci ëpp ko yóbbu moo ko xam ka dem moo ko xam. am na ci lu bëri loo xam ne fi mu ne nii. lu mu yóbbaale waaw lu mu yóbbaale. bari na lu mu yóbbaale. waaw wax di parce que ni bu dem ba toll ci extrémité wu yow xaw ma ndax moo def xaw ma deful mais toll ci extrémité wu def loolu. waaw am na lu mën naa comprendre sax nit rey na jabaram rey na jëkkëram mais bébé bi nga xam moom doom ji amul man kooku loolu moo ma feebar daf ma feebar trop mais ne bi ñu gisee scénario bi man de li ma ci jàngat li ma gis daal dama yaakaar ni su fekkee waa ji la ba keroog enquête di génn contraire bi ndox ki liquide boobu waa pour scientifique yóbbu soo moytuwul moo éliminé ndaw si ndax ndaw si d'après man source yi ma am ndaw si amul benn gaañu ma nga ca kaw lal ba ñu muur ko sàng ko wàcceel ko mu sikeeram mu tëdd muur lépp ba mu des bopp bi tëral ko nga yéeg ci kaw fekk fa waa ji buum bi ci baat bi mu toog doom ji nekk ci kawam ñoom ñaar ñëpp ñu faatu ce qui veut dire li ma jàngal mooy waa ji dafa def li muy def ci suuf yéeg ci kaw def li muy def man loolu laa jàngal lettre ba nag dina am leneen lu mu génne parce que lettre ba am na kum ci tudd que ni su lépp su li amee moom la ak yooyu amoon na daal lu ko metti ba tax mu def loolu
xam nga nit du faatu ngay wax lire lettre bala ca nekk waaye lettre bala ca ne def naa ne piste la pour mën a xam lan moo waral lii nga xam ne waa ji moom la def waaw lettre ba moo koy génne ak la rey ndaw sa te amul benn blessure ci yaram bi liquide boobu nekkoon à côté bis bu ñu xamee lan la fii ak ngoon wala fii ak suba xam naa dina am lu mu leeral ku xas dem moom kenn du ko waxal dara waaye ci yërmande yàlla rek yàlla na yàlla atteen ci yërmande waaw waa Tivaouane ñëpp leneen li mooy nii nit ku baax la woon nit ku jullite woon nit ku calme la woon et tout mais xam nga nit rek nga la lay animé ba nga def yenn yi kenn xamul dëgg la de moom la du moom enquête bi na si wax enquête bi dina ko leeral léegi Ababacar Adja Astou Diallo bu service commercial dafa dugg taxi Almadies for benn pochette bu marron bu am ay pièces ak carte bancaire ci turu Aminata Faye waaw na nga fi ñëw jël si ko fii Adja moom tàmm na for moom Almadies la ko foree waaw Adja moom dafa tàmm for samedi si guddi Adja moom dañoo dem service commercial te nga wax sa mbokk yi nekk ci internet bi surtout Facebook bi nañ moytu messenger waaw ni agresseur amee ci mbedd mi nii noonu la amee ay dóor yu métti agresseur ay dóor yu métti xam nga man naka ngay xamee nit man ci messenger mu lay nax di la nax ba ngeen gisee soo leen gisee mu rey looloo leen wax ma waxati ko Aba dimbali ma defal ma ko statut ci sa portable defal ma ko statut ci sa yooyu sa réseau yooyu noonu Ndoye Bane amul Facebook dëgg la de awma Facebook ku ñu dóor ci Facebook bi ci turu Ndoye Bane wax naa ku ko dégg na nga ko wax jotali morom mi statut leen ma ko awma Facebook ban nag lii nag moom dafa leer mais dama sonn nit ñi mais ñi ngi leen di xaw a rey ñi ngi leen di xaw a rey ñaanuma ma Samba ñaanuma ma Demba awma Facebook yaa ñetti Ndoye Bane Mamadou Ndoye Bane ci Facebook xaw ma ñeent du man awma Facebook man be maa am Facebook di ñaan te man dama ñaanee foofu ñaanee ma Facebook aba yaa raf kan aba yaa raf kan mama